ay wax sax bi nga xam ne moom moo ñu tette teeru yu ñu waxtaan ak moom dal ak moom ci jàmm maa ngi koy nuyu di la sant ci kàddu yu sell yi nga wax ak kàddu yu responsable yi nga wax yi nga xam ni képp ku jiite koñ noonu lay mel na ngay tëddee njaaxaanaay ku ñëw indil njëriñ sa koñ nga ànd ak moom jox ko ñi nga xam ni ñoom ñoo war a nekk ak yow maa ngi la ciy sant bu baax papa bala may sori nag damay dëkk nuyu sama jigéen Madame la présidente du mouvement qui nous a accueillis. Madame la présidente tey bis yi ma génn Thiès wax ju sell amu fa wax ju amal nit njëriñ amu fa man li ma gën a ñor mooy nit koo xam ne tey na li muy wax ca ñi ko toogal wóor na ma ni ñu ànd ak moom ñi toog ànd nañu moom dëggantaan mais woote ci biti tëgg ku romb taxaw ku ñëw taxaw xamoo ko ànd ak yow loolu ñun en tout cas ñun ñi nga xam dañoo dugg ci politique léegi loolu jaaxaluñu nekkul ni loolu nañuy jàppe nit soo fi fekkoon ñeenti nit madame la présidente xamal ni jàpp naa la parce que gis naa la démarche bi nga xam ni yaa ngi koy def kon nag bala may ñëwaat ci yow li ma doon wax rek mooy kontaan naa ci teeru bi maa ngi la ciy sant di ci sant jigéen ñu rafet ñii ma fi fekk ak seen toogaay yu rafet ak discours yu wax ak discours yu baax yi nga xam ni wax nañ ko fi seeni kàddu dégg naa ko dugg na sama nopp dinaa leen ci tontu léegi may sant nag Cheikh Oumar Sall moom ak sama doyen bi ànd ak moom ci liggéey bi Cheikh Oumar effectivement ni mu ko waxee noonu la ndaw la c'est un jeune engagé en politique boo xam ne yàgg na politique même avant man mais bi mu déggee ni dugg naa ci politique moom it mu bàyyi lépp lu mu ànd na nekkoon seet si ma waxtaan ak man ma gis ci moom aussi jub boo xam ne ànd na ak diine parce que enseignant la boo xam ni diine ngi ci moom ba fees bariwul wax bari na jëf woo na ma ca sama ñu baax ji jiite ko ma ñëw fekk si leen fii tey kon nag jéggalu leen d'abord loolu sax laa waroon njëkk a def parce que keroog tertu bi ngeen am fii di ma xaar ba timis jot ca ñëwuma naqari na ma lool maa ngi leen di jéggalu di leen présenter mes plates excuses di leen wax ne que loolu du sama habitude du loo xam ne aussi dama ko def ndax leneen dafa fekk ni rek xëy na des fois bés dina nit ñi dina toll foo xam ne du mun a dina am loo xam ne du ko mun a bàyyi parce que devoir la parce que politique bi tamit baax na mais nag balaa politique dafa am loo xam ne moo ko jiitu bi nga xam ne dimbalee tey ëllëg ci moom laa koy jëlee moo tax man liggéey dama koo teg foo xam ni dara bugguma mu tere ma koo def ci yoon loolu rek a taxoon mais nag du loo xam ni neexoon na ma naqari na ma lool dem naa sax bay yónnee délégation bu mag mais ma ñaan ko rek ne ko man maa bëggoon ñëwal sama bopp parce que su ñooñu ñëwoon tey xëy na du ma mën a ñëwaat tey moo tax ma ne ko ma woo Cheikh Oumar ne ko sa jigéen fonk na ay ba nga xam ne fi mu nekk jóg na boo ñaanal ma ko ne ko man maa bëgg a ñëwal sama bopp teew toog ak ñoom lu ñu bëgg toog la rek ca googu continuer Moustapha Gningue et jeune xam naa ba wax na moom man xol lool ci wax ba su wax xam lu may wax maa ngi koy sant moom man nag tey mouvement laa taxawal sama xarit Bamba wax na leen mouvement bi naka lu tudd tur bi nag ci tubaab dama ko jëlee noo xam ni yamalewu ma ko Thiès rek mais Thiès laa ko tàmbalee yamalewu ma ko Thiès moo tuddee ko moo tax moo tuddee ko Alliance pour un Sénégal nag ku ko tudd mooy réew mi yëpp laa woo parce que man nag Thiès laa dëkk mais Sénégal yëpp moom parce que lu ci ëpp ki samay yëngatu nag que Ndakaaru Njaay laa amee te samay maam it dëkk naa Thiès mais am naa fenn foo xam dëkk naa fa kon nag dañoo jóg pour nekk di ànd ak yéen di dem ba jël réew mi teg ko suñu loxo loolu mun na nekk kuy ànd
da ngay muñ di xool fu sori bàyyi lépp ak yàlla yàlla mën na lu nekk ci loolu ci lañ nekk. li ci topp nag mooy dëkk bii nga xam ne suñuy maamaati maam fi lañ fekk baax ñun ñëpp ñu bokk ko yàlla am lum ñu may ñu jàpp ni war nañ ci dara Jóob mi nga xam ni moom amul ki ñaan am na lu mu ci wax su fekkoon dañuy xool lu ñu moom rek ñun ak suñu njaboot li ñu yoree nii tey du politique moo ñu ko jox musu ñëw politique Abdoulaye Wade nekk na fi ba jóge fi amuñu woon ak moom benn problème woo nañu ci nag ci lu nekk mais ànduñu ak moom ci politique ndax bugguñu woon sax ku ñu tudd politique bi Macky Sall ñëwee jàppale nañ ko gaa mais dugguñu ci parti politique parce que du woon suñu appellation parce que moom ni mu mel ñun tey noonu lañu mel soo dekkee Sénégal di former di yore recteur université nga xam ni étudiant bu nekk fay jàngee nga am fa at bu nekk plus de juróomi junniy xale dañu fa jàng fukki at yi dana mat fukki junniy nit di fa jàng ñëpp nekk sa xarit fooy teg sa tànk dafa war a leer loo leen di wax dafa war a leer parce que amal ngeen àq ñoom dañoo ànd ak yow mais nag jamono soo ci nekkee it nekk ci dëkk am lu ñu soxla te la ñu soxla politique ko mën a indi wala nga mën a jotee ña ngay waxanteel ñi jiite réew mi laaj na nag nga tànn ña ngay àndal ma xool nag ba gis ci président Macky Sall ay qualité yoo xam ni xëy na nit ñi mën nañ ko bañ a xam opposant mun na wax lu ko neex mais man jàpp naa ni c'est le meilleur président que nous pouvons avoir. C'est un bon président, un président qui a de la vision dans ce qu'il fait, qui est pragmatique ca bariwul wax xam nga ñiy wax nekkul ñoom ñooy liggéey président Macky Sall luñ ko mën a waxal projet yi bindu ko woon ak defu ko woon mais ñooñ dañu xamul politique réew ñu koy yore Macron bi mu ñëwee déggoo ñu naan ay Sarko fi defoon léegi loolu weesu na France Trump ñëw na waxuñu ay affaire ay Obama defoon na lii réew Sénégal dafa toll foo xam li ñuy laaj mooy yow soo ñëwee est-ce que am nga capacité eggale est-ce que am nga capacité aller vite am nga capacité def les choses avec transparence loolu su ko mënee def en 4 ans ça veut dire que nit la koo xam ni mi ngi avancé. li ma leen di wax nag dégg leen ko bu baax parce que c'est très important nit ñi dañoo mën a yàq mais Macky Sall tey ñeenti at la defagum ci Sénégal ren la juróom ñi fi jógee def nañ fi 12 ans ci 12 ans yi man secteur bi nga xam ni moom laa nekk muy enseignement supérieur ci 12 ans yi amul benn université boo xam ni liggéey nañ ko ci Sénégal bu taxaw fi nañ ma woon benn ci ñeenti at yi passé ubbi nañ fi liggéey nañ fi loo xam ni mat na ñeenti université yoo xam ni balaa école ubbi ñu ubbi képp kuy ndongo ci Sénégal dugal na ni ci ay école yaa ngi jàng nguur gi mooy jël xaalisam di fay loolu amu fi woon. projet bu mu fi fekkoon nit ñi ngi koy eggale nit nag du matal waxuma ne li muy def yëpp baax na de parce que man dama libre ci li ma koy wax am na yoo xam ne maa ngi ciy jël ay kàddu di wax ne li muy def baaxul jóguma it ci politique pour xeex kenn moo tax gis naa léegi sax ñuy wax bay xaw a tudd ay nit man ñëwuma Thiès pour tiñal kenn ñëpp laa tàllal loxo ñëpp laa woo ci liggéey bi ñuy def képp koo xam ne bëgg nga Thiès bëgg naa nga ñëw fekk ñu ci mouvement bi ñuy def loolu daal moom moo ñu tax a jóg. leneen li nag mooy suñu politique dafa ànd ak voix mais dafa ànd ak mouvement de développement parce que sooy bëgg a ànd ak ay jigéen laaj na nga am nag loo leen xool lan nañ bëgg nga ànd ak ñoom def ko du ma wax nag dinaa leen defal nangam dinaa leen defal nangam li ma xasa def daal laa leen di wax agum Diop wax na ni que ñi ma àndoon ak man képp kuy groupement bu mus a ànd ak man il y a 2 ans bis ni ki tey au minimum jot nga financement ci man jot nga xaalisu financement. Allah tegoo ci dara ci ñi mën nañ ko séddee c'est plus de 50 millions yoo xam ne ñoo ko lijjanti teg ko ci seen loxo ñu liggéey ko ci yoon di dem képp kuy élève àndoon ak ñun at bu nekk dañ ko dugal xaalis bu takku jël seeni doom formé lañ kër duñu fay dara loolu dañoo jàpp ni moom mooy développement dëkk soo ko bëggee développer da ngay jël jigéen ñi wutal leen liggéey ñu yokk ci économie bi parce que Sénégal li ko doon tardeel bu njëkk mooy góor ñee liggéey. jigéen ñi duñu liggéey ca dëkk ak kër ñaari loxo koy téye su góor ñi xëyee jigéen dañoo war a xëy ndax développement am soo demee Europe loolu moo tax mu dem vous êtes 60% ou 55% su ngeen liggéeyul dëkk bi du dem te ba ngeen commencé liggéey ba léegi gis naa ni que dëkk baa ngi avancé jàng it day loo xam ne jigéen bu nekk su amee ñaar fukki at
am doomam soo ko dimbalee ci doomam balaa muy am ñeent fukki at wala juróom fukki at coonoom jeex na su doomam jàngee kon nag soo buggee dimbale ni dëgg fexeel ba doomam réussir ci jàngam yéen xale yi donc ma leen di woo ci jàng parce que ñun tey lépp lu ñu am du loo xam dañ koo donn du loo xam dañ koo politique ba am ko lépp jàng moo ñu ko may kon nag ma ku ma jege rek wax naa la demal nga jàngi jàng nag nekkul jàng école rek dañoo foog ni soo naan jàng rek école moo tax jàng am na jàng école am na jàng métier am na jàng leneen alxuraan mais nit daal war ngaa fexe foo toll ngay am looy jàng sa bopp man mii di wax ak yéen fi nga toll nii kii xam na ni maa ngi jàng ba léegi waaw kon nag suñuy jàng ba léegi kenn du alal tax ñu koy dem wuti ji jàng dafa war ñëpp kon nag may inviter les jeunes qui sont avec moi les jeunes yi ma fi fekk ngeen ñëw ñu àndandoo xool nu ñuy fexe ba ku nekk loo xamoon tey sa xam-xam ñu yokk ko loo xamul woon ñu xamal la ko teg la ci ay tànk yoo xam ni balaa at mi déwén su soobee yàlla da nga am ci loo jàpp ci lu wóor yéen nag seen i doléance xam naa su ma koy xool dinaa ci waxtaan ak seen présidente parce que wax na ma mais jotaguma wax exactement nan moom mooy jàpp bi foogoon naa sax jigéen ñi jóg dañ ci xaw a cox tuuti mais jàpp naa ni jigéen moom li mu gën a soxal mooy am financement loolu it dinañ ci jéem bu baax a baax naa ci waxtaan ak moom ñu xool naka dañ koy defee soobee yàlla dinañ ci jàppale bi ci topp it am financement ci xamoo nooy liggéeyee amul njëriñ su boobu soobee yàlla it ren ji programme bi ñu teg wax naa jigéen ñi ñu wax ci ñu def seen conclave daaw 100 groupement de femmes lañu woon wax naa seen présidente Soxna Mbathio Diop mu woo leen en conclave dem naa ba këram wax ko ne maa ngi leen di xaar ngeen woote daje ma ñëw waxtaan ak yéen ci idéologie jigéen xool yan développé seeni avec baax na mais avec du li gën bonul gaa parce que maa ngi ciy waxtaan ak sama benn xarit ne ko avec mooy lan mu ne ma avec dañuy économiser genre épargne la ma ne ko épargne baax na mais ku mënul épargne nag ku amul nu muy épargner dina xaw a métti waaw man daal li ma xaw a jaaxal ba léegi épargne suñ demee avec épargne la amul maa ngi koy étudier pour xool naka laa mën a accompagner avec yi mais man li ma gën a gëm mooy investissement nit day am xam-xam am projet am lu mu bëgg a def mais la mu bëgg a def ñor na ko mais amul xaalis bu mu ko defee yow nga wóolu ko am lu la yàlla dénk nga jël jox ko ne ko liggéeyal at mi ren at mi déwén delloo ma sama xaalis jël say bénéfice continuer je pense que loolu mooy li gën a wóor ci man loolu laay def loolu nag bala ñu koy def nag day nekk loo xam ni dañ koy teg ci yoon comme dañuy politique nag boole ci politique bi suñu sañoon duñ ko def mais Diop expliqué na ko léegi sans la politique il n'y a pas de développement mun naa leen financer ngeen liggéey jël seen kër mais luy taal lamp yi politique a koy def luy indi ndox politique a koy def luy defal jàkka yi politique a koy def leneen ak leneen daaw bi ñuy def politique Macky Sall jox nañ ay xaalis ci jumaa yi ñu joxe ko jumaa bi nekk sama koñ je pense que y a 8,5 millions yoo xam ni avant ñuy dugg ci politique jumaa boobu mënu ko woon am te pourtant biñ ci duggee jox nañu 8,5 millions yoo xam dañ ko jox jumaa gi tey gaa yi ngi koy liggéey loolu politique ko mën a indi kon nag ma bëgg ngeen jàppale ñu ñun ci politique bi jàppale ñu d'abord ñu falaat président Macky Sall en 2019 ngeen jàppale ñu nag ñu jël dëkk bii nga xam ne nag ñoo ko bokk tey sax samay militants xaw nañ jaaxle parce que la dernière réunion bi ma leen wax dama leen en mathématiques quand une chose est triviale li ñu naan ce qui est trivial c'est pas la peine ñu koy répéter Macky dama ko doon jàppale ca xamuma sax ba ma woowee pale ñu taxaw mu may wax ma ne ko non président man bëgguma nga dem wax naan jàppale ma man maa décidé sama bopp jàppale la li ma bëgg mooy nga jàppale waa Thiès soo jàppalee waa Thiès parce que man loo ma defal pour waa Thiès la loo ma nomee woon tey lan ma ciy jox directement jox naa ko waa Thiès parce que ñi xam nañu ne li ma nekk nii du président Macky Sall la ma ko jox loolu wax naa ko jóg bëgg sañ sama ñaanu yàlla te mu jeexal mandat am bàyyi ma ak sama entreprise kon man defuma politique pour am lu mu may jox mais par contre li ma leen bëgg a dimbalee ci moom laa ko mën a jëlee. bi yàgg na
jërë ngeen jëf baal leen ma àq bu baax di wax nag dalal jàmm monsieur le président ak sa délégation bi nga àndal ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu nag suñu chef de quartier bu baax bi nga xamante ni sama papa la sama nijaay la sama lépp la tubaar fakal la macha allah lu ma ko woo lu mu jàppoon daf koy bàyyi ñëw wuy si ma te man xale rek laa loolu nag dama ko ciy sant di ko ci gërëm di sant nag sama jigéen ñu ñaawul ñii nga xamante ni lu ma nekk suba ba jant ba so ñoo ngi ci nekk ci sama ginnaaw rek macha allah muy guddi ñu ngi ci sama ginnaaw muy bëccëg ñu ngi ci sama ginnaaw muy taw muy naaj ñu ngi ci sama ginnaaw ma leen di wax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf yéen loo leen wax ci man rek ci yéen la nekk ndax dama dëkk ci koñ bi macha allah yàgg fi nag gëj fi toog naa 17 ans yoo xamante ni nekkuma fi fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa dëkk waaye nag xam nga location moom moo yóbbu nit fu nekk ma dëkk Ngent def fa 17 ans sama doom bii tey jii foofu la fere ma dellu si ci koñ bi ñoom ñëpp ma woo leen am na ñoo xamante ni jour bi ma wootee jour boobu laa leen mës a gis wallaay azim te jour boobu laa leen xam mais dañu ñëw ànd ak man xooluñu ndax jub naa xooluñu ndax jubuma xooluñu seetuñu dara dama leen a woo ci mouvement woo leen ci mbootaay di leen woo pour ñu natt cotiser weer bu jot mais kenn tegu ci kàddu kenn tegu ci baat xëy na loolu dama naan suñu borom la du man yàlla la ndaxte nit woote na fi nit nekk na fi dëkk fi yàgg fi woote te gisul kenn kon man bu ma wootee ñoom ñu ñëw wuy si ma dama koy sant suñu borom di wax nag Mamadou Gningue yow li tax ma dugg ci yow mooy sama càmmeñ ñu ñaaw lii di Cheikh Omar te ki tax ma xam Cheikh Omar mooy sama frère bi muy Ablaye Sy moo tax ma xam Cheikh Omar ma xam Cheikh Omar ñëw fi waxtaan ak man ci yow ndaxte man dama nekk APR nekk responsable APR yàgg fa lool nekk ak Mamadou Diop moom itam sama doom la ci lu ma ko woo macha allah mu ñëw wuy si ma bi Cheikh Omar ñëwee waxtaan ak man ma ne ko man de Omar ba ma jugee Ngent doon ànd ak benn responsable politique fii ci biir Thiès léegi sax quitté na APR mi ngi ci yoonu boppam boobu ba léegi damaa toog jàpp sama jàmbur parce que man leader yi dañoo mën a jaxase nit ak mbooloom te bëgguma koo xamante ni daf ma yàq sama mbooloo moo tax ma toog jàpp sama njàmbur ci législative yi j'ai pas battu campagne parce que bëgguma ñu dégg ma ci dara yaakaar ne am naa ca dara fekk dara nekku fa loolu moo waral ma toog sama kër yàlla dogal itam jigéen ñi ba ma toogee sama kër du kenn koo xamante ni dem nga wuy ju kenn ku ci nekk wallaay azim yaa ngi may déglu ne Khady Niang xanaa nekkoo ci dara ma ne leen lu ma nekk rek bu neexee yàlla di ngeen ko dégg may ñaanal sama jigéen ñi suñu ànd bi yàlla na sax dàkk parce que ànd bu sincère la ànd bu sincère la ma leen di ñaanal yàlla ñu egg fa nu jëm Mamadou Gningue Cheikh Omar wax ma lool lu baax ci yow lool ma am ci yaakaar lool te yàlla bu yàlla tas yaakaar Gningue mu ne ma nit ku baax nga vous êtes un homme politique un homme intègre tubaar fakàlla macha allah te man loolu laay wër ndax man ku ma xamul ñang dégg nga ma ndax man doxuma ci ñàkk fayda xamuma ko du ma waxantu xamuma ko xaw ma def lu ñàkk fayda du ma dem ci lu ñàkk fayda kon suñ ma waxee koo xamante ni wax dëgg yàlla presque ñoo bokk ay jikko danaa dem testé ji xool ba xam ndax sama jigéen ñi ma am loo xamante ni danaa mën a dimbali kook ñoom ndax nee nañ ma nit ku baax nga ku social nga te ku mën a dimbali jigéen nga tubaar fakàlla macha allah ma ni Cheikh Omar kon nag nan dem seeti kooku ci biir législative yi sax la ma la naroon a indil ma ne ko wax dëgg yàlla législative yi xat na te sama jigéen ñi bëgguma leen a yëkkati loo xamante ni daar la dama leen di préparel woo leen ci loo xamante ni bu ñu toogee waxtaan dinañ xam ne fii daraa ngi fi Cheikh Omar indi ma ci yow ñu toog waxtaan vraiment
vous m'avez bien accueilli ma ciy sant sunu borom di la ci sant loolu bu baax a baax a baax sànq sunu école dafa am benn professeur bu ma doon waxtaanal c'est un prof de CGO mu may wax ci yow yu baax yoo xamante ne moom ngay def ci élèves yi di ko def ci étudiants yi loolu gën maa réconforté ma gën a am yàqin gën a am yaakaar ñu ne la nag Mamadou Gningue man awma lu may tiit awma lu may ragal ndax man fi laa juddoo fi laa yaroo saa yoo fi bëggee dugg dañ la fiy dugal ci kàttanu yàlla ndax Thiès gii ñun ñoo ko bokk ñun ñoo ko moom kenn moomu ko papa yi kenn moomu ko yaayu kenn moomu ko ñun ñii ñoo ko moom kenn ku ci nekk sa potu peinture mën nga koo jël raax ci miir yi kenn du la ne lu tax nga diw ko wala déet am na lu ma for tuuti nag ci wewu nag ñu ne da nga bëgg mairie Thiès am na fu ma ko fore Gningue soo bëggee mairie Thiès ci kattanu yàlla ñun dañuy taxaw takk suñu ndigg takk suñuy sër àndandoo ak yow jox la mairie Thiès ci kattanu yàlla monsieur Gningue pare nañu àndandoo ak yow ci kattanu suñu boroom ci loo bëgg tànk boo seq ñu ngi sa ginnaaw ñu lay wax nag dalal jàmm jërëjëf ci déplacement bi di nuyu sa jigéen ñu ñaawul yi ak sa délégation bi macha allah di leen wax dal leen jàmm merci beaucoup kontaan naa.